jërëjëf mbokki info réew mi ñoo ngi tey fii ci kër Babacar Ngaraaf Mbaye Babacar Mbaye Ngaraaf voilà dina doon président alliance Sauver le Sénégal Babacar maa ngi lay ziar bu baax. maa lay ziar Fall Ndiaga di nuyu à travers sa organe de presse internet yi mais di féliciter également sa équipe bi ngay liggéey ndool ci seen professionnalisme ak seen disponibilité. jërëjëf Babacar dañuy dugg directement ci actualité bi moom mooy dañoo xëy rek ñu gis ni dañ laa convoqué dikk lan moo waroon convocation bi. waaw convocation bi ñu ngi ko jot samedi bi nga xamee ni le procureur de la République bi coow li bare ci affaire Aliou Sall Petro-Tim Sénégalais yëpp bokk na ci man mi ñu jàpp ne mbir yi jaaduwul ndax mbirum njuñ njaaj daf ciy xeeñ. procureur de la République daal di defar conférence de presse wax ni dina dugg ci mbir mi dina jël enquête confié ko waa DIC convoqué ma njëkk maa convoqué comme ki porté woon plainte à l'OFNAC en 2014 bi ñu demee daal ci tënk rek enquête beeg wax ji yëpp ki loolu tourné woon plainte bi ñu déposé woon à l'OFNAC contre Aliou Sall et Franck Timis ak aussi accusation yi ñu ci defoon ak lan moo nekkoon suñu yitte ak yiñ ci wax yenn élément lañ ci am parce que mel nañ daal ñoom taxaw nañu ci mbir yi leer ci bopp sénégalais yi te jàpp naa ni leerte googu aussi réew mi yëpp ñoo ko soxla rawatina nag ñi ñu jiite. pourquoi réew mi yëpp soxla ko parce que li ñuy wax du waxi 1000 francs du waxi millions waxi ay milliards la li ñuy wax aussi du jamono ji tey rek moom réew mi yëpp ñoo ko bokk réew mi tey ak réewu ëllëg ndaxte te jàpp naa tamit ni. ay doomi Aliou Sall ak doomi Franck Timis wala seeni sët gënuñu surtout sénégalais yëpp ba tax li ñëpp war a bokk ëllëg ñoom ñu bëgg jël tey ak moo ko defee naka sudul noonu loolu moo tax daal ñu am yaakaar ni mbir mi ñor na Sénégal te mbir yi war naa leer. enquêteurs yi waaw. waaye war naa leer également ndax peuple bi yëpp ñu am intérêt ci mu leer waaye rawatina nag Macky Sall ak ñi mu àndal ci nguur gi rawatina nag le procureur Serigne Bassirou Gueye. ndax sunu réew dafa am lu ñu ko bàkkee au niveau international te Macky Sall war naa moytu nag njëkkee mujjee poussé bi mu réer ci ay loxoom Sénégal ku ne xam ne dafa am vitrine la woon. war naa leer également parce que ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax Sénégalais yu bëree bëri ñu ngi gën di commencer douter ci impartialité bu justice dugal ci mbedd mi rek laaj Sénégalais yi. baat bañ daa wax naan j'ai confiance à ma justice mi ngi commencé di wàññeeku ndànk-ndànk ña koy wax sax xëy na lañ bëgg a wax mooy lan je crains ma justice waaye la confiance mi ngi gën di wàññeeku te kon jàpp nañ ni lii occasion la pour que ñu mën a restaurer la confiance des citoyens sénégalais en leur justice waaye ñëpp war nañ cee bokk mbir mu leer ndax lan li ñuy wax li waral coow li nekkul loo xam ne ñun ko si ñoo ko moom. ñun ak sunu ay doomu ëllëg ak ñoo ngi seeni doom ak ñeneen ñoo ngi seeni doom ñoo ko bokk. mu mel ni kon génnu Serigne Bassirou Gueye boobu dalaa mel ni loola doyul ci ay kàddu xaaroo ko woon foofu. non bien au contraire dañ koy foofu lañ koy xaar parce que le procureur de la République ñun ñëpp yàgg nañu su mbir amee ñu ne dafa war a autosaisir kon bu autosaisir du def lu kontaan ci li ñuy ragal kañ te wax nañ ko démb. mooy baat bi ñu tàmm dëkk suñuy nopp ñu dem ba ñu nangu ko ñun tamit sénégalais yi ñu jëfe ko fii muy lan le temps de la justice n'est pas le temps des autres certes waaye mbir mi ngir yàlla nañ fexe rek ba temps wu justice nekk taw peuple bi nga xam ne yàkkamti na lool xam mbir yi fan la féetee ba tuma yi ñu ci teg bu fekkee ni dëgg la suñu alal dañ ko njuuj njaaj waaye ñi ko njuuj njaaj delloo su ko ndax weesul. mais ci biir bi nga demee dikk muy élément commissaire Diop dafa mel ni te ci laaj yi dañ leen a delloo ci enquête bi nga xam ne moom mooy OFNAC. waaw foofu dañ leen xamal ni xamaa sax duñ mën a dugg ci secret enquête bi ndax ku ne xam na ni mbir su tollee fii ñu koy saytu di ko saytu dafa am ci obligation yi bu ci am solo lool bu ngi naan nu tuddati confidentialité de l'enquête ba tax na aussi ñun ay citoyens yoo ay responsable lañu mënuñu faillir à nos obligations donc ci wàllu boobu waaye liñ ci mën a tënk rek te loolu it wax nañ ko avant ñuy dem
wax nañ ko ca biir enquête ya wax nañ ko fu wax fii te wax nañ ko partout muy lan dans la mesure où Sénégal ki la daan wax sànq Sénégal dañoo yàkkamti xam fan la mbir yi féete fan la dëgg féete dans la mesure où Sénégalais ñuy commencé di manquer confiance ci justice bi ma jàpp ni tey réew mi yëpp li ñuy gagné plus particulièrement Serigne Bassirou Gueye ak ñi nga xam ñoo ànd ak Macky Sall Serigne Bassirou Gueye en tant que procureur de la République occasion nga nii pour mbir yi gaaw a leer nañu travailler en mode fast track te mode fast track ak kenn mënatu ko bañ ndax gis nañu ni même ñi nekk au cœur de la République moom la ñuy woy moom la ñuy bàkk moom la ñuy ndamoo kon jàpp naa ne suñu bëggee travailler en mode fast track fexe mbir mi gaaw a leer te bañ ñëw sóob ci ni le temps de la justice n'est pas le temps des autres lii tax seen liggéey gën a gaaw wala gën a yomb mooy bu fekkee ni OFNAC déposé na ca plainte ba Nafi Ngom Keïta ak équipe am defoon enquête yu am solo man mi déglu nañu ma ay yoon te ñu ma doon déglu ku leen dégg nañuy waxe xam ñi duñ ay jaayil ce sont des gens qui ont fait preuve de compétence dans leur domaine respectif ay nit la ñoo xam ne aussi wane nañu xarañte ak surtout sérieux ba tax ñu tànnoon leen daf leen ci enquêteur OFNAC ya Nafi Ngom it nga bëgg nga bañ ko ku ne xam na rigueuram ku ne xam na sérieux dans la mesure où comme OFNAC defoon na enquête man mi déglu nañ ma woon déglu woon nañu si ay témoins yoo xam maa leen tuddoon lañ mën nañ mbir yi biirum réew ak bitim réew ñu ne kon enquêteurs yi kon ñoom nañ dem jëli rek maanaam rapport OFNAC boobu dal ko seen dossier mooy profité seen antenne bi di ñaan madame Seynabou Ndiaye Diakhaté bi nga xam moo jiite OFNAC waaye mu génne rapport boobu enquête yi dafa nga ko ca defoon wax Sénégal la moo ci nekk bu dee enquête bi jeexul it mu wax leen enquête bi jeexul waaye fii la yemoon ndax mbir mi ko laaj gis nga pétrole dëgg la de day naatal ab dëkk waaye aussi day taal ay réew te mbir bi bu ñu ko xeeb bu fekkee ne ñu nu jiitee amul ci taxawaay pour leeral mbir yi mën na fay taal de moo tax it ñu ngi ñaan ñu Sénégalais yëpp ci kaw dal nañu continuer la mobilisation bañ kenn nelawal ñu loolu ñuy wax stratégie de pourrissement wala trompe-l'œil ñu fexe ba du jàll fii. xamuñu nag lan moo nekk lan la gaay lal ci suuf waaye képp ku ne woo nanga dem wuy ji te nag fexe ñu taxaw temm ci ne mbir yi leer rek parce que Sénégal yi pour que am wax loolu mën nañ jóg ci benn mbir waaye jëkk ba saag rek bàyyi ko te mbir mi encore sérieux na sérieux goo xam ne na ñëpp continuer mobilisation bi nga xam ni keroog waa coalition aar li ñu bokk ma ciy profito di leen encouragé di ñaan Sénégalais yëpp nañu intégré boobu coalition ñu wéyal xeex bi Ndakaaroog Louga ak Tamba ci réew mi yëpp ak ci bitim réew bépp Sénégalais boo xam ne sa patrimoine national ñor na la ñu xool nu nu boole woo dans nos départements dans nos communes dans les villages lépp lu ñu mën ñu def ko exercer toute la pression qu'il faut ba mbir mi leer moo tax it may ñaan Serigne Bassirou Gueye encore une fois ñu de li ñu gënal mooy li olof naan li tubaab naan le linge sale se lave en famille waaye day fekk ñu ngi ko séqal na nga koo laver li ñu gënal de mooy pour l'image du Sénégal na mbir yi leere fii Sénégal waaye su mënta leere fii fépp fu ñu mën a dem muy bitim réewoo même balaa sax dem mbir géej wala asamaan dañ fa dem ngir mbir yi leer kon encore une fois Serigne Bassirou Gueye am na ci responsabilité bu mag a mag mbir yi li ñu gënal ñun mu leer moo nu ñor mu leere fi ne ci suñu biir réew moo nu gënal de waaye suñu amul yaakaar ni mën naa leere fii bañu ñëw dem bitim réew mu leere fa. feneen fii moom mooy gis nañu fan yi ku ci wax dinañ am ñu lay xaxar dégg nga kaaw Clédor mais tamit Thierno Alassane Sall wax na ci site bii di info réew mi mais dañoo gis ki nga xam ni muy kaddu Farba Ngom honorable député ndax dégg nga kaddu yi mu wax ci am naa fu ma ànd ak Thierno Alassane Sall ñu jox ñu xaalis ñu lekk en tant que honorable député. xam nga déjà dafa wax mbir mu doy waar man jaaxal na ma d'ailleurs sax damaa jàpp ne xëy na procureur affaire Petro-Tim bi moo ko jàpp rek waaye ragal naa ni su ko deful de pour man daa war a démissionner ndax nit ku taxaw à son niveau de responsabilité Farba Ngom mën a taxaw assumer que ne moom dugg na ak ay ñi fenn jot ay pot de vin man foogoon naa ni du fanaan këram keroog
waaye damaa rafet njort xëy na rek procureur dafa nekk ci mbir mi waaye nag war naa mën a fexe Farba Ngom ñu woo ko déglu ci lu mel noonu. Maintenant pour en venir à votre question da nga wax ci Alassane Sall wax ko lay doon rek loolu sax gën naa duggal gars yi ànd ak Aliou Sall gis nga Ahmed Aïdara da dul wax rek waaye li muy dégg su ko waxoon tey jii da nga naan ko ku mën a muñ nga au passage laa waxale Ahmed Aïdara man mi li may dégg fan yi nii surtout démb ak ay provocation mais damay bañ ku ñu divertir parce que li gën a ñaawar suñu njort teewal suñu xel bokk na ci Aliou Sall ak ñoom ni ñuy doxalee ba seetlu ko mbir mi ngi soqeekoo ci bi Ablaye Wade mi fi nekkoon njiitum réew te nekkul n'importe qui nag moo njëkk a gën a am lu mu ci wax Baba Aïdara renforcer li Ablaye Wade wax gën a ubbi suñu xel ñun ñi Aliou Sall ñi day tontu waa ca biir tontu ba ñi dafay leeral waaye la mu lëndëmal moo ëpp fuuf li mu leeral ñi ko doon jàppale ci tontu yi it lañ indi ci ay réponse dafa gën a lëndëmal xelu nit ñi ca lañ ci amoon ci ak leerate ak néew loolu moo taxoon ñu ne dans la mesure où am na kuréel bu fi nekk bu ñuy wax OFNAC boo xam ne xeex corruption moo ko tax a jóg waaye dañ dem ci ñooñ pour ñoom ñu ubbi enquête leeral mbir yi ñu jóge ca ñun xaar ñun sax ay BBC ñëw leeral mbir yi BBC moo génne gum rek am yeneen yu dul génn yi yoo xam day génn parce que sàcc ndënd yomb na waaye foo ko tëggee moo jafe. may naqarlu aussi benn mbir parce que yii dafa mel ni nit dañoo bëgg Aliou Sall def ko benn genre super sénégalais benn superman un homme intouchable au-dessus de tout et de tous la preuve bi nga xam BBC génn na da ngay xool réaction yi am te pourtant am na ñeneen ñu fi nekkoon ci nguur gi. lu ñu tuumaal maa ngi ciy jël exemple Mame Mbaye Niang ci Prodac on parle de 29 milliards waaye gisuma réaction kenn ci waa nguur gi ma gis aussi ay DG bu kudd ma gën a lee ñu leen tuumaal ci mbir yu rëy mosuma dégg benn réaction bu toll noonu ma gis sax ay ñu fi jiite institution yi leen tuumaal gisuma réaction boobu mais ñu ne Aliou Sall rek daana mel ni c'est toute la terre qui tremble président Macky Sall moo njëkk a wax loolu li muy jur mooy kumba am ndey kumba amul ndey. Je suis en train de m'expliquer sur le projet de faire de Aliou Sall un superman doo ko ci benn bunker boo xam ne kenn du ko laal kenn du ko tudd nga xool bi ñu tuddee ci affaire Aliou Sall yi ñi wax ñëpp te pourtant am na ay dossiers yu ko fi jiitu woon ay nit ñu tuumaal leen mosuñu bénéficier wu de la part ni de l'État ni de leur parti une telle défense ñu pare ci ministre nga dégg président wax nga dégg ministre des Affaires étrangères wax. nga dégg ministre de la justice wax nga dégg porte-parole du gouvernement def conférence de presse jour correct ndeysaan yemuñu ca ñu gis ay lobby yu ñu créé naan waa mairie Guédiawaye ce qui est faux d'ailleurs parce que moi je suis concerné par la ville de Guédiawaye gisuma benn instance du conseil municipal qui s'est réuni pour se prononcer sur cette question là ñu pare ca nga dégg waa CDC pare ca dégg xaw association des sireurs de société Aliou Sall mais c'est quoi ça association des maires du Sénégal encore une fois le problème est très simple du Aliou Sall mairie Guédiawaye la ñu interpellé du Aliou Sall association des maires la ñu ko interpellé du Aliou Sall CDC la ñu interpellé Aliou Sall homme d'affaires dans son business moom la ñu tàqal ci lu ñu moom ñun ñëpp mu am nañ ci doxal da xam ne jaaduwul ma ciy profité de lancer un appel à la population de Guédiawaye mbir yi de ñëpp a soxla mu leer waaye ñun waa Guédiawaye ñoo gën a soxla mu leer ndax nag coow li ñu bari bari ñun ñoo fi nekk ab gox boo xam ne danga jël suñu lépp dénk ko Aliou Sall mbir nag nit soo ko dénkee sa mbir mu ñor la lool nga dégg ci moom ay tuma yu toll nii yow yaa ab ëpp intérêt sax pour mbir yu leer nga xam ki ñu ko yow ki nga dénk sa yëf kan la kon ñun population Guédiawaye ñun ñoo ëpp intérêt sax à ce que affaire bi leer encore pour ñu moytu def Aliou Sall un superman gis nga suñu ko ne nii xam na lay jur ëllëg sax ñun fii ci Guédiawaye mën nañu am lu ñu naqari ci Aliou Sall bu ñu ko tuddee rek agent des maires Sénégal jóg CDC jóg amaana sax waa Franck Timis jóg ñoom tamit waa BP jóg donc il faut qu'on soit sérieux il y a actuellement un projet en cours de faire de Aliou Sall un homme intouchable ay lobby wër ko ba ku ko tudd sax ak ci la ko mën a tudd rek ñu daw constituer carapace ni kenn du ko laal dama ni Macky Sall fi diggoo woon réduction des comptes Macky Sall moo fi waxoon bonne gouvernance
Macky Sall moo fi waxoon gouvernance vertueuse Macky Sall moo fa daa rappelé kàddoom yu rafet ya ndeysaan muy lan je ne protégerai personne jàpp naa nag di occasion ngi nii pour mu ne ni effectivement yéen mu doon wax yëpp du woon discours waaye dëgg kese la ci appel yi aussi ma ci insisté waat encore une fois bu ñu wax mukk ay le temps de la justice n'est pas le temps des autres am na ñu yaakaar ni lii procureur Bassirou Gueye def daf ko duggoon rek ci ab plan wu endormir ñu maanaam naay bàyyi di woote par kenn di woote par kenn comme Sénégal dañoo kaa fàtte léegi ñu fàtte mbir mi duñ ko fàtte de moo tax encore une fois la coalition aar li ñu bëgg gëm naa ni réew mi fees te dell ak i patriote na ci ñëpp bokk ngir lan ñu mën di wéyal la mobilisation détermination engagement bi xam ne gis nañu Sénégal yi wane ko ñu farlu ci ndax Sénégal yi na bëgg nañ seen réew de te seen réew jaral na leen lu nekk te benn Sénégal yi du nangu xanaa ko gëmul boppam du nangu li nga xam ne yow ak say doom ak say sët ak say patriote say compatriote seeni njabootu tey ak ëllëg ñoo ko bokk Aliou Sall ak Franck Timis di ko def naka sudul noonu pétrole nag day taal réew moo tax jàpp naa ne Macky Sall de war nañoo dimbali ba pétrole ba nga taal suñu réew mi la koy def mooy lan mbir yi na leer bu leeree même bu ñuy baalonte sax ñu baalonte après li ñuy wax vérité réconciliation mën na nekk mën na bu leeree ba pare boo xam ñëpp xam ne fa la dëgg féete ñu réconcilier wu àndaat dem mais tey jii quoi qu'on puisse dire cette question Aliou Sall a divisé le Sénégal. fi may jeexale rek question bi may jeexale est-ce que tey wàllum Aliou Sall bi mënta yàq lenn ci dialogue bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko te ñu si bari ci réew mi dem wuy ji woon. gis nga dialogue boobu yow sax may nga ma occasion bu ma lancé un appel parce que boo fàttalikoo ñu ca nekkoon ñëpp dañu ni woon ba ñuy dem di wuyu dialogue bi dañ ko defoon au nom du patriotisme maanaam bëgg seen réew moo tax ku leen woo ci wàllu defal seen réew ñu ñëw wuy si may wax ñooñu nga xam ne aussi loolu ñu wax way dëgg la ci ñoom nañu fexe ba ci dialogue bi nañ ci inscrire ci point yi war a waxtaanee éclatement de la vérité sur l'affaire Aliou Sall Petro-Tim ndax jàpp naa ne tey jii il n'y a pas une question plus nationale que cette affaire là tey jii ay carte électeur ak élection yeeg procédure électorale yëpp baax na de waaye li nga xam naa taal réew mi jàpp naa ne képp ku bokk ci dialogue ba ok comme que dialogue ba ñëpp fa dajee la ñu war a fexe mooy premier point wala point bu fa ëpp solo mu nekk exiger la vérité sur cette affaire Petro-Tim ku lañ ca fekk siwul ñu bàyyi ko fa nag ñoom ànd ñoom Sénégal yi nga xam ne gëm nañ seen réew lancer les assises nationales pour l'éclaircissement de la vérité sur l'affaire Petro-Tim jërë ngeen jëf